jàmm lay ñaan mbokkeen xarit yi ki leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ngeen saa su nekk sur Kaolack TV comme ni ñu ko tàmmoo defee chaque jour seen émission bii di Ndogu avec dem seeti benn Kaolackois wala benn Kaolackoise tey nag ma dalal koo xamante ne nii macha allah fii la juddoo fii la yoroo fii la defee lépp ñu ràññoo ko lool saa yu waxee rek macha allah ñëpp daal di koy ndaw moom Pape Simakha lay daal di wuyoo dama koy daal di bàyyi rek mu daal di présenté wu moo nekk tey suñuy invité si émission bi di Ndogu avec ziar naa la. merci Sister Kenza donc di leen jaajëfal di leen baalu àq di leen baal àq di baalu àq askanu Kaolack yëpp umma islamique yëpp di nuyu aussi les xalif généraux yi nekk ci dëkk bi su ma ko waxee rek ma tàmbali ci xalifu Medina Baye ñëw ba ci Kaneen ñëw ba ci Ndemeen ñëw ci Ñaseen ñëw ba ci waa kër Pencum Serigne Bassirou Mbacké wax aussi ci waa jàngu bi bàyyiwuma kenn di masowu aussi ñi nga xam ne ñàkk nañ seen njaboot ci événement yi passé te nga xam ne joué woon nañ ci un rôle très important ak ñi nga xam ne caabi féete woon na leen ginnaaw aussi ñaanal leen yàlla ñu daal di am féex ba mën a dellu ci seen i mbokk ndaxte la vie carcérale nekk na loo xam ne lu doy waar la parce que dund nañ ko te lu nekk rek ku ko dund moom moo ko mën a nettali donc ci loolu daal laa mën a am ci ndorteel nuyoo di leen jaajëfal di leen encourager aussi ci Kaolack TV mun a àgg fu kawe ba ñuy dégg yeneen télévision yi te gëm naa ne incha allah rabbi comme agsi ngeen fii moom gëm naa ne dinañ leen porter bonheur. merci. mu ngi noonu mu nekk rek ki nga xamante ne moo di Pape Simakha nekk suñu gantay si émission bi di Ndogu avec Pape Simakha dalal ak jàmm si émission bi di Ndogu avec comme ni ñu ko waxee ñu bëgg a xam rek tey jii kan mooy Pape Simakha. je pense que tey Pape Simakha nekkatul ku ñuy présenté ci fii ci Kaolack. nekk tamit koo xam ne ci Sénégal kenn dootu ko naatable ci ay prise de position am su may wax nag sama cycle primaire maa ko defee école Seck Faye maa ngi defee sama terminal Mbutu Sow après nag j'ai voyagé donc dem Abidjan jaar école polytechnique bu Cocody man je suis environnementaliste de formation voilà donc bu ma jógee ci loolu aussi jàng naa tamit dañuy wax communication donc jaar naa Universitat voilà jàng naa comme ni ngeen di def nii donc xam naa ko yàlla def aussi ma voyagé woon wëññeeku ñëw Sénégal aussi créé woon un mouvement bu ñuy wax Mosdek avant Mosdek di leen wax ne nekkoon naa un rappeur donc doon naa rap XND moo nekk suñ trajectoire ci kër gi donc XND donc may nuyu au passage ki nga xam ne mooy DJ Solt mooy Mara je pense que ñu bëri xam nañ ko moo woyoon son bu ñuy wax Soogi donc Vieux Diop moom tamit voyagé woon na ñëw Pape Konaté Kilifa Thiat parce que Thiat bokkoon na si suñu staff technique ak ñoom Gajaga bu nga xam ne maa ngi moom leen jàppandoroon donc ñun ñëpp ñoo defandoo suñu enfance tey kër gi suy soqeeku mun naa ne ci XND ñun ñii ñoo doon dem concert après nag maag Thiat ñoo bokkoon classe Jaraaf Ndaw 3e bu ñuy jógee foofu di dem Mbutu Sow def suñu seconde première ba terminale maag moom aussi mu ñëw fekk ma fa ñu jaar fu bëri quoi donc man moom Kilifa Gajaga ñoo doon bokk di football ma joué nawetaan aussi football naa ASC Brada mbooloo mi laa mujjee joué senior donc daal di bàyyi football nekkoon naa athlète aussi nekkoon vice champion du Sénégal catégorie junior Ami Mbacké Thiam su ma doon def sport donc ma koy nuyu bu baax di ko ñaanal mooy monsieur Sarr nekkoon prof EPS P12 moo ñu doon entraîner ak ñoom Kamou donc lu may wax ni ñoom aussi vraiment di leen ñaanal parce que jaar-jaar la nekkoon aussi dirigeant grève voilà donc bokkoon si ñoo xam ne aussi ñu terrible lañu woon donc si suñu parcours voilà musique doon nañ ko def di bind ay wëy comme gars yi di yéeg yar ay affaire temps yooyu loolu moo xewoon bën ay nopp takk jaaro donc voilà nekkoon ci Fosco yi ak yooyu mais léegi ñu ngi ci beneen dynamique voilà donc si sama cursus aussi voyagé na presque def naa fukk dëkk ak juróom-ñett waaw muy Afrique muy Europe muy Asie peut-être États-Unis laa demagul voyagé naa lu bëri loo xam ne sama liggéey bopp donc gëstu naa lu bëri en tant que jeune xam lu bëri
créé woon aussi un mouvement bu ñuy wax Mosdek ba nga xam ne tey def naa lu bëri ci social lépp lu waaye di def ci social fii ci Kaolack rek mun naa ne ci man la ko jàngee parce que bu may gérer mouvement bu ñuy wax Mosdek combat yi bëri porté naa ko tey mun naa wax ne ak ancien maire bu fi nekkoon Madiena ci ñi nga xam ne nangoon nañ seen ay suuf Saara Pël ga combat boobu maa ko porté woon mobiliser woon lu toll ni commissariat central dem ba ci catu mairie bi ci ginnaaw foofu yëpp fees del ay mairie màgget bañ gagné loolu ñu delloo leen seeni suuf may jóg nag di def ay activité ak ñu ma àndal ñoom Pape Thiam ñoom ñëpp ñu ngi fii donc ay ñoom Pape Thiam Khadim Sène moom mi ngi nekk ci université Sine Saloum bi donc ñun ñoo ci nekkoon ñoom Kiné Sène Naatu donc ñoom Cheikh Seck ak sama rakk buuboo mi ngi Angleterre donc doon def lu bëri ba seen kàcc ba yéen fi ngeen dëkkee Saara foofu defoon naa fi benn journée d'investissement humain bu mag boo xam ne foofu maa ngi ko àndoon ak ñoom Aïda Kama ñoom Bousso Sow mooy ci seen tali kibel boobu jour boobu noonu. donc ak beneen femme bi maa ngi fàtte tur bi te mu doon présenté wu Miss ci seen kii bi oh là là damay fa kii si. Awa si mu ngi bokkoon ci mouvement Mosdek ma porté woon combat yu bëri donc def ko Saara. def ko Boustaan ci tali Mérignac bi def ko Kabatoki def ko quartier yu bëri ci Kaolack dañ doon mobiliser 1 million doon ko dépenser donc chaque semaine ci benn quartier ma di doon ànd ak aussi benn mécène boo xam ne daf ñu gisoon nii rek ci Walfadjri suñ prise de position mu faañu taal oto muy kilifa doon borom alal daal dañoo seet si ñoom mu nekk la colonel Sow yàlla na ko yàlla yërëm donc ba mu gaañoog léegi war na am ñeenti at weeru koor la woon ba ci weeru kooru ren yëkkati lu bëri di teg ci table bi ci la ñu siège ak lépp di ko fay chaque fin de mois 150 000 loo xalaat ñu koy def donc tey mu ngi sa dëgg ñu ngi ci fenn donc di ko ñaanal donc lépp loo xam ne doon na ko def ci lu baax mu fekk ko foofu. buñ jógee ci loolu après nag bon am naa trajectoire parce que je suis tombé malade parce que ñëpp xam nañ politique ak samay prise de position donc c'est pas facile. te man dama mës a dund ay affaire tubaab su ñuy wax ay affaire ay ñaan loogi affaire demee dama leen non yooyu moom bof voilà donc nag après quelque temps après ma yëngal Kaolack loolu ay 2012 la 2013 ba 2014 may bomb Kaolack Pape Simakha fu ma dem ñu ne lay fu ma dem def fa action ay nit yu ma xamul laajte mais kan mooy def li ñu ne Pape Simakha. loolu yëngalee Kaolack. non mais doon def lu concret mooy maanaam lu Kaolack soxla. lan la Kaolack soxla. maanaam defar dëkk bi te doo ci boole wax jàppale doomu aadama yi te doo ci def tentamara xam nga ñu bëri tey lu ñu jàppee politique mooy gis leen ma tey kuy joxe benn kilo suukar sax jël nit ñi filmer leen photo leen piétiner la dignité humaine gëwuma loolu. démb laa mujjee ak samay militant ak sama waa koñ fii su la neexee ngeen taalal micro fii cat ba cat chaque année dama koy def du ma oo journaliste du ma ko bind. parce que gëwuma ko dama gëm ne je suis natif de Kaolack waruma man di abuser wu ci souffrance su nit ñi te ma tane leen war leen mën a jàppale ba pare ma leen di jël di leen wane ci ay kii di xaawi seen orma loolu pour man nekkatul social loolu gis leen ma la te nekkul te defoo ngir yàlla parce que am na leneen loo ci jublu te tey dajale ay nit jox leen benn groupement de femmes nga jox leen benn saaku suukar ñu séddoo ko ku nekk di am ay genn wàll libre nga filmer leen wax loo leen ci rajo yi ak yooyu man loolu nekkul lu may bokk ma ci façon pratique yooyu man lu ma gëm mooy nit ki lépp looy def ci wàllum social da nga koy def ci anam bu nëbbatu élection nag si jotee kenn doful kon ci loolu man noonu laa mës a dundee fii nga xam ne fii laa nekk fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo jël leen seen micro ngeen dugg ci koñ bi fii ragaluma fi kenn Kasnack moo gën a métti politique ci Kaolack ñu fi yëngatu yëpp di wax ne Kasnack lañ dëkk kenn ñemee fu auto meeting maa ko wax je suis le seul buy barré rond-point ABC feesal ko c'est pas donné à n'importe qui parce que dama ko ji nit ñi du problème de moyen du problème corrompre nit ñi du problème mu nombal tànk wala ora wala yooyu parce que dama gëm ne am na loo xam ne sama papa liggéey na ko fii sama yaay liggéey na ko fi man aussi ma juddu dox lu mel noonu te àdduna man dama jàpp ne pour que sa askan gën la naw pour que nga mun a dox si soxla askan bi da nga war a wàccee sa bopp ba askan bi ñeme la tey man gëw ma tey seen biir taxaw fii ay garde corps di am folie de grandeur te sa démb yow nit ñi xamoon ko
man fii laa doon football tànki neen di ànd gaay di sàcc mango di baalu mbedd kon tey mënuma jaay dara waa Kaolack mënuma jaay dara waa Kasnack lépp lu ma mën a am ak lu ma mën a doon damay nekk nit koo xam ne ku modeste lay doon mais nag alal na la mag mais soo ko magee rek xaw ma olof Ndiaye naka la koy waxee. garab du la sutul du la may kër te nit su fekkee ne da nga judd ci benn famille bu modeste ci benn famille bu noble lépp loo mën a doon ak loo mën a am da ngay modeste. Pape Simakha mosoo ma dégg ci affaire de faute de grandeur. Jakarta dama koy yéeg damay gaare sama oto bu ngeen ñëwee nii gisoo leen ma sol ay jees ne rek affaire demee noonu sama lii laa sol ñëw toog. parce que l'habit ne fait pas le moine xam nga la moo am solo mooy kàddu yi ak man vision bu ma am pour Kaolack. c'est ce qui est important. te man gisuma mbindeef bu yàlla tax ak ku mën a doon may taxaw di wax loo xam ne gaw ma ko. parce que samay prise de position moo ñu waral ñu dem kaso. samay prise de position moo waral tey ma nekk ba fu ma nekk nii. tey su ma bëggoon yenn yi rek am naa ko parce que amul proposition man bu ma dul dégg. amul kilifa bu ma dul jot. parce que tey ku sañoon tey am quelqu'un comme Pape Simakha tey ci sa wet. parce que mun nañ yàq mun nañ communiquer te am nañ fit te duñu ragal. te jàng nañ am nañ xam-xam. bokkuñ ak ñi nga xam ne tey fu ñu toog maa ngi gërëm ñu nekkuñ ci logique boobu. tey ci politique bi il faut qu'il y ait une alternance générationnelle. loolu c'est nous ñun ñoo koy incarner ay valeurs. te politique xam-xam la. mais ñu si bëri tey je suis désolé mais soo leen taalee leen seen micro ay waxu doof rek la ñuy wax ay waxu kasaw duñ wax lenn loo xam ne xam-xam la mais nit ki nag su amul xam-xam bu ko def politique amul niveau ci loolu rek dañuy def maa ngi gërëm diw moo tax ñun nekkuñ ci logique boobu. xam nga ban logique lañ nekk naka la ñuy def ba jéem a développer dëkk bi naka la ñuy fexe ba Kaolack tey jeunes yi génn ci chômage bi naka la ñuy fexe tey ba Kaolack génn ci mbënn mi naka la ñuy fexe ba régler le problème de l'éclairage public le problème comment dirais d'insalubrité yaa ngi dégg naka la ñuy fexe ba reverdir Kaolack mën a naat tàngoor bi mën a wàññeeku naka la ñuy def ba mën a combattre le réchauffement climatique loolu c'est très important mais loolu pour nga def ko il faut que mu am xam-xam te jeunesse bi il faut que ñu jox leen beneen orientation mais malheureusement lu xew Kaolack mooy dañoo commencé jàngal nit ñi tàggat ndaw ñi ci ñàkk jom ak taalal loxo te loolu c'est malheureux ku jóg amul benn xam-xam ku jóg rek toog parce que président Macky Sall wax na ne voilà donc ndaw ñi nañ leen utal xëy déglu naa seen message mais président Macky Sall depuis 2012 avant muy accéder au pouvoir dafa amoon benn programme boo xam ne moom la ñu jaay mu yoonu yokkute mu dem ba ci biir mu génnee PSE mais ça veut dire que donc am na ay manquements ça veut dire que tey programme yooyu yëpp mu teg dañ ci lajji léegi nag naka la def ba lajji ci programme yooyu je pense que foofu la wax ji nekk mais ngay gis tey waa APR yi di dajaloo di def ay forum yi ñàkk xorom yoo xam ne kenn mënu la wax lan la ba pare tamit ànd ak seen maire boo xam ne moom moo yore lu ñuy wax fonction publique gérer mairie bi dajale ay booy yoo xam ne ñu nekkul sax ay booy parce que ay paale. merci beaucoup Pape Simakha xam naa rek da ngay teg sa baaraam foofu ñu ngi ñëw ci politique bi xam naa ne namu nga wax waxu politique ku wax Pape Simakha des fois ñu ne kan mooy Pape Simakha pour dire vrai wax nga ko sànq see biir wax ñu bari xam nañ la Kaolack par exemple tey jii fu ñu waxee Diouf ñu ne séeréer la. fu ñu waxee Sow ñu ne pël la suñu nee Pape Simakha bëgg ñoo xam nag Pape Simakha fan la bokk juste. bëgg nañoo xam moom Pape Simakha si ban ndax suñu nee Diouf xam nañu séeréer la par exemple sa nom de famille dafa xaw a rare. donc foofu la ñuy waxee nga ñëw foofu noonu say culture et tout. man sama nom de famille Simakha Saraxule lañ. oui Saraxule ñun ay Saraxule lañ ay Soninke Angu Jam Ma Jam Toro Sunta an Toxo. donc ñun ay Saraxule lañ. donc samay origine ay Saraxule lañ. sama yaay bambara la donc man dama mélangé wu. sam papa. yaayam olof la Kati Mbay la tudd papam mooy kee jaxu Simakha moom lañ ma tuddee sama yaay bambara la ci papa yaayam saraxule la donc man dama jaxasoo am naa ay mbokk olof parce que tey sama maam bu jigéen ku jur sama papa Kati Mbay xam nga ne kooku olof la voilà donc ñun dañoo jaxasoo donc suñ famille dañoo métissé
voilà donc sama jabar tamit mun naa wax ne waalo la. Ndaw la sant. donc sama première femme yàlla na ko yàlla yërëm daaw jéeg la décédé. voilà moom ivoirienne la Côte d'Ivoire laa ko takkee. si c'est kii donc di profito ci weeru koor bi aussi la génnoon àdduna. ok du profito aussi di ko ñaanal. voilà parce que nag nekkoon na un coup dur. ci man ñëpp xam nañ ne nga am sa soxna ñàkk ko ci jeune ngeen def lu bëri voyager ba ma ñibbi ci Sénégal mu ñëw ànd ak man toog fi adopté fi daa ko togg ceeb sax ñi nga xam ne. fii leen juddoo. déggu olof bëggoon ma donc nekk na loo xam ne aussi marqué na ma. dans ma vie. ngi noonu nekk na loo xamante ne rek marqué na la sa biir wax Pape Simakha nee nga voyagé nga ay dëkk yu bëree bëri te woo rek dugg ci li nga xamante ne rek moo di politique lan moo la poussé lan moo la motivé ba nga jékki-jékki ne Pape Simakha dafa war a dugg ci li nga xamante ne rek moo di nekk politicien di xeexal askan wi comme ni ñu koy defee politiciens yi juste lan moo la motivé nga bàyyi lépp nga ne man Kaolack moo ma ñor xeexal Kaolack moo ma ñor. xam nga tey avant may ñëw ci foofu. donc damay rebondir rek ñëw wax la man bu ma jógee ci mouvement Mostek boobu. mu tëdd feebar ay mbir presque tëdd naa 1 an j'étais paralysé mënu moon dox. tey képp ku ñëwoon seet si ma rek suñ la nee ne Pape Simakha mii suba lañ koy denc doo ko weddi damay wax ni waa Kaolack ñu ngi may dégg ak samay ami d'enfance foogoon nañ ne man su ma jógee ci lii dootuma kii mais yàlla rek mooy Karim. lépp loo gis rek yàlla la. man noonu laa ko jàppee tuumalu ma nit waxuma ci nit dama jàpp ne nattu la bu ma yàlla tegoon te yàlla bu mu ko waree teggi na ko. ma jóg taxaw ne damay dugg ci politique en 2014 fekk boobu maa ngi soog a tane ñu bëri naan Pape Simakha na bàyyi politique na bàyyi politique man a nag man damay politique. ci la Khoureychi Niass ñëw seet si ma après Awa Gueye ooma ne ma Pape gis nañ sa prise de position ci dëkk bi. dañoo bëgg ñu taxawal benn coalition boo xam ne pour combattre. liste Benno Bokk Yaakaar ma ne leen est-ce que nekk na lu dëggu ci yéen ñu ne ma waaw ñu convoqué réunion bu njëkk bi ñu ngi ko defee kër Khoureychi Niass boobu Khoureychi mi ngi fa woon Awa Gueye mi ngi fa woon Mapaté mi ngi fa woon Adji Mbergane Kanouté mi ngi fa woon Birame Ndek Ndiaye Cheikh Diallo bu PJD man ak sama staff ak grand bi waaye te mu nekkoon UJTL te mu doon ànd ak Awa Gueye autant damay fàtte tur bi le nom m'échappe là donc depuis temps wu Ablaye Wade la amoon na fi tur mi ngi dëkkoon Jaleñ côté Daral noonu donc ñu dajee fa réunion bi tàng jër ñuy dem ak Rajab mooy naar libanais boobu yore parti bi mu nekkoon coalition bu dëgër buñ demee ba ci cappaandaw ga ci la Khoureychi Niass fekk pare nañ pour confectionner liste yi man amoon naa quota 5 personnes sama mouvement man ba ci yenn parti politique yi di wax ne mais yéen mouvement Mostek moo ñu gën a crédible ñun ñi nga xam ne ay parti politique la ñu rek ñu jox ay quota benn ma ne leen su fekkee ñeme nañ ñun ponkal yëpp nañ dem liste majoritaire soit on gagne ensemble ou bien on perd ensemble donc ñu dem ba teg affaire yi à la dernière minute si la ñu xoolee si woon ginnaaw ñu ne Moustapha Niasse oo na ko man ma koy oo Khoureychi jëlu ma gars yi di ko oo jëluñ ko ñu dem këram tëjjiwul ñu fëgg ko mu jóg ñu jiital ko yóbbu ko conseil départemental mu jóg après raw nga ñu commencé tuuti muy jooy ñu ne ma ne ko waa lan man ka dama am kilifa rek man moom bàyyi naa dama am kilifa ma ne ko bu ngay dugg ci lii xamoon nga ne am nga kilifa donc du ma revenir ci kàddu yu ma ko waxoon am kuy ñëw di wax déet ma ne ko fii amul affaire u sëriñ amul affaire u nangam fii ñun ñëpp a yem nous sommes des camarades politique moo ñu fi indi ku bëgg a doxal affaire u sëriñ da ngay bàyyi ba nga dem toog sa néegu diine bi nga bàyyi politique mais tant que yaa ngi ak ñun ci même champ ak loo mën a doon suñ la wala wax dëgg dañ la koy wax Awa Gueye tamit ñu koy oo moom tamit injoignable ndeke président Macky Sall moo ko oo dànkaafu ko xam nga wax ko nangatul ñëw ñu bàyyi ñëw mu des Birame Ndek Ndiaye ma ne leen man je démissionne parce que xam naa ne suñ demee duñ gagné parce que ñoom ñoo ci amoon moyen loolu benn kii rek benn rappel quoi historique ma toog
nem si yàlla Mansour Niass ñëw ne ma Pape daal ak gars yu bëri dañoo bëgg daal vraiment nga ñëw ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ànd. ma ne leen s'il s'agit pour défendre l'intérêt des Kaolackois nañ leen ci dem. yàlla def ñu dem ba Mariama gagné ñu bâtir campagne bu tàng jër. Mariama gagné ñu koy xool ak yenn promesse yi nga xam ne waxoon na ko ak ñenn ñi mais tenir ko te boobu Kaolack ci moment boobu la waroon génn ci guute gi. yenn promesse la tenir. mais promesse yi mooy maanaam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. pour que ñu mën a doxal Kaolack parce que maire benn nit la mais il faut nga am benn équipe municipale bu capable. mais ñu dem ak adjoint maire yi coow li commencé. ñenn ñi après dematuñ ci seen conseil yi donc ñu si bëri ñoom Ablaye Mountakha ñoom Idrissa Tall ñu si bëri dematuñ pratiquement moom kese muy déroulé. dem ba ci cappaandaw ga donc jël ay nitam mooy waa këram njabootam mooy groupe bu muy àndal noonu rek. bu ñu demee ba ci loolu après ci la taxaw ci la nag Diène Farba def ay démarches. ne ma Pape gis naa la jeune nga tu es ambitieux tu es courageux. te man gëree laay wër dama bëgg ñu ànd ñu joxante loxo pour ñu liggéey bu ci njëkk dama ko rejeté. deuxième fois mu yabalaat encore ay nit ñooñu ñëpp ñëw wax frère am déplacé wu ku ñu wax Mbodj. deewul mi ngi dund mi ngi fii. samay waa kër ngi toog mu ñëw wax paas ma waa ji wax ma ne ko ok on a qu'à essayer ñu dem vraiment Diène commencé woon di teg ay actes yu am solo. ñu imposé ko dëgëral ko Kaolack ba Diène nekkoon l'homme fort de Kaolack. bu may ànd ak Diène ñëpp gisoon nañ les grandes mobilisations. kenn doon ko woon laal. parce que y avait un vrai défenseur koo xam ne quelqu'un ba nga xam ne si communiqué dinañ xam ne kii c'est un vrai communicant. waxuma kuy taasu de mais kuy def communication politique. teg ko ci xam-xam argumenté. ma cooki feeg Malick Gueye cooki feeg Baba Ndiaye bés bu nekk ma am ko fii ak Diène temps yooyu Diène moo nekkoon l'homme fort de Kaolack. il était le coordonnateur départemental donc de l'APR. noonu Pape Simbara di la kontaanee lu bari si leeral yi rek yi ngi fii ne sànq say biir wax nee nga ki nga xamante ne rek moo di madame la maire Mariama Sarr dañ ko fay teg mais nga wax rek ne l'homme qu'il faut la place qu'il faut ko da nga yaakaar ne madame la maire Mariama Sarr moom dafa xaw a lajj si mbir mi. non amul xaw a lajj dafa lajj gis nga wax ji doo ko ragal. gis nga lu ñu doon xaar ci moom attente yu ñu doon xaar ci moom vraiment. femme bi def ñu décevoir nous les Kaolackois. non pour plusieurs raisons mais demal Kaolack xoolal taxawal ci tali bi cat ba cat. taxawal tali ABC nga xool ba marché bu ndaw. seen caméra ngeen yoree. lampadaires solaires yi moom fii la ko fekk projet boo xam ne la depuis bu fi majee ne nekkoon la mais entretenir ay lampadaires solaires lamp yëpp fay na. sa koñ moo fay. yëpp a fay man maa ko wax. fii ma dëkk man fii laa mun a wax. waaw kay merci. est-ce que ay dégg mais lamp yu bëri fay nañ. mais est-ce que Mariama mun na gis loolu mais dama jàpp ne amul équipe bu baax. mais si amoon équipe bu baax ñooñu ñoo koy wax ñoom ñoo koy doxal ñoo koy xoolal ñoom ñoo koy rendre compte. kon mun naa ne ci côté boobu dafa laaj. beneen bi Kaolack les routes secondaires absence de voirie ku fi dawal oto wala Jakarta yow xam nga si dara wala moto benn tali baaxul. amul tali bu boy fii soo fi dawalee oto toute la journée mais soo tëddee guddi gi sa yaram bi yëpp ay métti. lépp ay pax la accident yu bëri loolu koy indi. mais waxuñ ci marché Kaolack baa ngi ni nawet baa ngi waaj a ñëw fii ak nawet bi soo leen fay dem ay mbuus ngeen di takk seen tànk yi ba pare litre eau de javel di ngeen ko raxasoo. nga dem marché Zeng dem marché Géej marché Géej moom foofoo gën a wëlee ñaay ñu koy xool te mënuñ ci dara. mais dëkk suñ la falee teg la fa mais dañ la fa teg pour ngay indi ay solution parce que da nga wër dem taataan baatu askan bi fal leen ma defal leen kon foog ñu wax ci ñoom suñ defulee lu ñu war a def ñun dinañ leen rappeler ñoom lu ñu war a def. yaa ngi dégg donc loolu dafa nekk lu war lu mel ni Kaolack amul lu dul ñaari camion mbalit bu ci daw 3 jours 4 jours benn bi paan Moustapha Sow may leen ñaar muy doomu Kaolack ma nekk lu may rafetlu
mais ñaar yooyu sax ñoom mënuñ ko réparer. donc budget bi fan lañ koy dugal 3 milliards et quelques ci budget. lu si ëpp ñu koy def ci fonctionnement jël ñoo xam ne en rien faire liggéeyuñ tous taxawaalu lonkoo seen saak mais fu ñu teg loolu. porte naa leen plainte OFNAC demoon naa fa Cheikh Ndaw di wax di mel ni càkku woy Pape Simakha bépp ah waaw non dinañ kii est-ce que porté nañ ma plainte maa ngi leen doon xaar ba OFNAC tontu ma sama lettre bi c'est recevable ñu ngi koy étudier ba tey maa ngi ci. kon am na ci loo xam ne tey jël ay père de famille yoo xam ne tey jël seeni njaboot yëpp dugal leen ci mairie bu Kaolack ba pare ñu ne kenn du ko wax liggéey retraité ba pare bañ a dem. noo ngi noonu. à la place des jeunes kon président Macky Sall lu ko dal ba ndaw ñi di ñaxtu. mooy yenn responsable yi nga xam ne tey ñoo jël ay paa yu màgget bàyyi leen ci ay mairie bàyyi leen ci yenn direction yi ñu ne dee duñ puus kon xale yi fan lañ jëm. ban place dañuy toog. c'est du n'importe quoi ce qui se passe dans la mairie de Kaolack. c'est du n'importe quoi Pape Simakha moo ko wax xam naa ci kanam tuuti léegi nii dinañ dalal ki nga xamante ne rek moo di Pape Ndour mu ñëw sekk ak moom benn waxtaan mais comme ni nga ko waxee rek ñu gis ne Kaolack tamit pour dire vrai rek lu ne fànn kenn du ko jeex Kaolack bu njëkk ba ak Kaolack léegi mu ngi changé ndax comme ni nga ko waxee lampadaire yi tamit du tàkkul fii am na ay koñ yu mu tàkk tamit juste gis nañ ne salté bu Kaolack salté wul bu njëkk ba ak par rapport léegi gis nañ ne tali yaa ngi set ñoo ngi bale donc est-ce que tamit comme ni nga ko waxee lampadaire yi Mariama est-ce que moom moo ko yàq ndax jeunes yi tamit jeunesse bi tamit ci lañ dañoo defar ay lampe dafay defar ne est-ce que newul tamit nekk jeunesse Kaolackoise bi tamit su nit di defar tamit pour dire vrai ñu bàyyi mais nag fi ñu wax rek si fukki nit di gas fukki nit du suur donc est-ce que newul lépp rek buñ ko jël rek xëpp ko meer. Mariama dañ ko fal pour mu defar. moom ma wax fal leen ma soo leen ma falee ma defar leen lii kooku amul luñ ciy gërëm nit. loolu la war a def tey su may toog di wax ne Mariama defu fi tous à 100% mais je deviens nihiliste. lampadaire solaire yi def na ko mais xam nga lan la. benn toq ndox la rek buñ def ci buñ sotti ci géej bi. parce que Kaolack yenn koñ yi tey la gën a lëndëm agression yi tey lañ gën a bëri. donc ci foofu la ñuy wax. mais lampadaire solaire yi mais. yenn quartier am nañ ko lu ñu rafetlu la mais su fekkoon ne tey par exemple Kaolack dañuy wax 100% 30% yi sax defuñ ko ci éclairage parce que suñ ko defoon tey amoon na loo xam ne moo gënoon yomb. xam nga liggéey maire am na ci loo xam ne li ñuy wax coopération décentralisée ci acte 3 bi. da ngay uti ay partenaires indi leen. mais boobu ba léegi bu fi Mariama toogee ba léegi mosuma toog ñu ne Mariama mooy inauguré lii. wala yéen su leen ko fekkee boog ngeen wax ma. ñu toog ni ne ñëw leen Mariama moom mooy inauguré lii ci suñu gafa dagg ruban man de gisaguma ko. leen nag xam naa ko mun nañ jënd ay saaku ceeb ak diwlin nekk ay boisson kalaag ak consort yooyu. di ko may yooyu lañ war a bàyyi. après tabaski nga jël ay enveloppe teg dajale nit ñi maanaam ñoom dañuy jàngal nit ñi ñàkk jom ak yelwaan ba pare di piétiner la dignité humaine c'est anormal ce qui se passe lampadaire solaire yi. tey jël ay lampe montée te amul entretien mais moog zéro yem. lu ma lay wax nii lu ne fàng kenn du ko jeex te xulli asamaan jarul buuxante. yaa ngi dégg. inondation yi mais léegi nga gis quartier yi bari daal di génn fu ñu dëkk. lu ma lay wax nii donc nekk lu ma inventé. ñoom ban solution lañ si indi. te lu Mariama defuloon depuis 2014 ba 2021. nekkul ci 3 mois yi parce que mandaam jeex na depuis juillet 2019 amatuñ benn maire yi amatuñ benn légitimité légalement ñi ngi fi mais amatuñ légitimité parce que lu taxoon ñu fal leen askan bi lu leen joxoon seen baat jeexoon na depuis juillet 2019 tegal nañ leen ñaata at bonus la kon tey mën nañ wax ne tey mandat Mariama jeex na yàgg na kon lu mu fi deful wax fa dëgg yàlla nekkul ne ci 6 mois yi di ñëw. te élection moo ko fi bàyyi. voilà te élection moo ko fi bàyyi Pape Simakha nekk suñu gan tey si émission bii rek di Ndogu avec xam naa rek damay bàyyi ki nga xamante ne rek moo di Pape Ndour mu daal di ñëw sekk ak moom benn waxtaan bu xaw a yaatu nii rek ci kanam tuuti. mbokk yeeg xarit yi am nañ mbégte ak kontante teewaat fii nga xam ne mooy seen télévision. Kaolack TV ñu fas yéene jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Pape Simakha kenn dootu ko présenté au niveau régional et au niveau national Pape Simakha dañuy delluwaat ci ki nga xam ne mooy Diène Farba Sarr nga xam ne yaag moom seqoon ngeen liggéey bu rëy liggéey boo xam ne
kenn du ko naatable ak Kaolack waaye dañoo gis Diène seen problème 90% lu ko indi moom mooy booy bi nga xam ne du ko jël dénk ko léppam mu raate la nag Kaolack ñu koy intitulé le lion de Diène Farba Sarr muy Ousmane Noël est-ce que ñi nga xam ne ñooy askan bi li ñuy ruumandaat ne Ousmane yi comme ni ngeen ko waxee amul xam-xam politique waaye tey Kaolack mënoo génnee ñetti leader yu ëpp doole ci Kaolack te doo ko ci boole est-ce que duul itam loolu moo leen gêné ba tax na ngeen génn ci li nga xam ne mooy Diène Farba Sarr. ban baromètre la ñuy nattee un homme politique. nit da koy def baromètre ci ay mbooloo parce que élection carte la quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse dire élection carte la te carte boobu ci ay nit moom moo koy Ousmane gis nañ tam acte social yi nga xam ne mi ngi koy def di dimbale ay doomu aadama te amul benn poste de responsabilité boo xam ne jot na ko lu nekkoon benn chargé de mission Diène Farba Sarr mais gis nañ la mu doon def sax ñi nga xam ne am nañ ndombal tànk ci dëkk bi defuñ ko woon est-ce que duul woon yéen loolu moo leen métti parce que cité nañ ci Moustapha Tall ak ki nga xam ne moom mooy Idrissa Tall ak ki nga xam ne moom mooy Mounirou Ly Pape Gueye gars yu bëri ne Ousmane fi ko Diène teg ak lim ko liggéeyal yéen ñi nga xam ne yéen a jàng am xam-xam yi liggéey leen ko te tegal leen ko est-ce que duul loolu moo leen métti. mon frère je suis vraiment désolé donc man dama ne ci chapitre boobu dootuma ci waxati xam la moo tax parce que dama dépassé niveau boobu man Pape Simakha sama alter ego à Kaolack c'est Mariama Sarr nekkatul booy yi parce que dama dépassé loolu donc jeu de ping pong yooyu nekkatuma ci la preuve en est que wax ma ban jeune moo mës a nekk ci mouvance présidentielle démissionné dem opposition ba pare di percer limal ma ko fii Kaolack amul effectivement je suis le seul à le faire delloo lépp dem opposition il faut être courageux lu ma def nii keneen ku jógewoon ci pouvoir bi def ko da ngay diig te tey am naa envergure boo xam ne porté naa un candidat à l'élection présidentielle jox ko 8000 parrainages Madické Niang man maa ko jàllale élection présidentielle yi passé effectivement j'étais son coordonnateur son mandataire son plénipotentiaire dem élection jox ko 3741 voix ay xob laa la wax ba pare ma talonné gars yi école Seck Faye un leader ça se dessine tey foo taxaw ci Kaolack ne Pape Simakha ñëpp dañ ma naw ci samay prise de position ñëpp naw nañ ma ci sama engagement ñëpp naw nañ ma parce que yenn lépp loo xam ne bassesse la du ma ko def su fekkee ne politique joxe ay ceeb ak duuli nag ay kërëb filmer nit ñi loolu moo tax ñu def politique kon man Pape Simakha ma bàyyi politique parce que doxuma ci loolu nit ku nekk nag nu mu juddoo ak nu mu mel rek noonu lay defee politique moo tax ñu ne on ne fait pas la politique de ce que l'on sait mais on fait la politique de ce que l'on est maanaam nit ki nu mu juddoo ak nu mu mel noonu lay defee politique soo doonee caga ci cagatu nga koy defee soo doonee sàcc ci sàcc nga koy defee soo doonee wayaankat ci politique ci wayaankat nga koy defee soo doonee ku ñàkk jom aussi soo duggee ci politique yëfu ñàkk jom ngay def ñun nag dañu yar ci éthique morale ak déontologie politique loolu la àndal mais malheureusement Kaolack il faut que ñu change de mentalité yi ñun dañoo bëgg indi beneen alternance beneen révolution mooy politique dafa da nekk loo xam ne vision la xam-xam la fexe ba développer dëkk man bokk ma ci lépp luy folklore ndëgg ak tëgg ak tànn bi rek ndaga bokk ma ci bañ naa ba nga xam ne ku ma ko paree na du ma ci dem te dama la koy wax mais lépp loo xam ne développement la man Pape Simakha je suis partant parce que dëkk kenn du ko développé ci ay folklore ay war mbiic ay arwatam dëkk suñ koy développé ci xam-xam la soo xoolee Chine dëkk yi développé yëpp ay Rwanda développé wuñ ko ci ay homme politique yoo xam ne ci folklore la ñuy def Kaolack fii même nit ñuy demal Mariama Sarr ñoom ñooy demal Serigne boobu ñooy demal keneen population boobu amul Kaolack fii amul Kaolack ñooy dem ci bàyyi si ñooy dem feneen dañuy tourner rek mbubb rek la ñuy changer fii ku fi rey nag joxe fi xaatum ak xaalis yow mii tey suñ la joxoon ay millions nga feesal stade mais est-ce que gëm nañ la Ablaye Wade dafa mobiliser Kaolack ba daanu téere déggoo la woon Abdou Diouf dafa mobiliser stade ba daanu année bu muy daanu maanaam nit ñi ànduñoo kenn élection présidentielle da ngay gis Madické Niang meeting bu mu def Mbacké moo dominé bu Macky Sall bi te bu résultat yi génne ay 4 ay 5 ay 3 jour boobu la ma woo ne ma moo pis mi ne ma fii nu mu demee ma ne ko gis nga de Sénégal a ngoog donc gis nga dajale ay nit yàpp leen ci kaar yóbbu leen ak am ay militants convaincus du ñu benn am na ñoo xam ne dañuy topp nit parce que weccet bu ñu fay am kii de am na xaalis da koy joxe nañ dem mais ñooñu gëmuñ la mais man tey ñu may àndal gëm naa ne ñoom dañ ma gëm parce que ay at maa ngi ànd ak ñoom xooluñ lu ma am ak lu ma amul mais dañoo ànd ak man ci ngor ànd nawle te man loolu laa gëm
te si fekkoon ne man yenn yi moo tax tey man may am pour di def politique kon man ma bàyyi politique. parce que gaw ma loolu. man góor la du ma xeesal. du ma def ay cils. te du ma double puce. waaw wax nga ko nee nga góor la doo xeesal te doo double puce waaye itam dañuy taxawaat ci ki nga xam ne mooy madame le maire Mariama Sarr parce que tey contexte Mariama Sarr Kaolack man yaakaar naa dina nekk lu jafe parce que élection yi weesu yëpp Mariama Sarr moo piloté élection yi te Benno Bokk Yaakaar mooy gagné seen Kaolack kon ça veut dire que bu ñu taxawee ne Mariama Sarr amul lu mu liggéey Kaolack te élection bu ñëw mu remporté ko loolu itam dina doy waar trop ñu expliqué ko loolu yow lan nga déggee loolu soit askan bi ñoo nayif moo tax ñu ànd ak moom mu gagné élection yi wala boog askan bi ñoo xamul fu ñuy teg seen tànk. ban élection la gagné. Mariama Sarr gagné na élection 2019 moo ko gagné 2014 moo ko gagné. 2019 ban en tant que lan. en tant que moom moo ko piloté moom lañ jiital. ci nit ñi Macky Sall lañ voté du moom. c'est pas mais boo ko jiite mais Macky Sall moom la fi teg. non bi remaniement ñëwee tam. moom rek lañ gis comme leader APR ñu fal ko fi nga xam ne mooy ministre fi gox ci kaw mun naa la wax leen. maak Mariama kese suñu demee élection sans Benno Bokk Yaakaar ma duma ko ba mu tëdd. si yaakaar nga ko si. tey jii suñu taxawee maak moom élection yi di ñëw je suis candidat. je suis candidat à la mairie de Kaolack kooku c'est clair. non foofu dañ fay ñëw. voilà man ak moom suñu demee élection. du ma seen. du ma seen. parce que dëkk ndaw a koy defar te ñun ay jeunes lañ am nañ kattan bi ni ñoom baaba ñoom Bart di def. ay ñoom Baara Gueye. ñun tamit loolu lañ soxla Kaolack. kon. tey Mariama elle est seule. face à tout le monde àndut ak waa Benno Bokk Yaakaar. àndut ak waa APR. àndut ak opposition bi àndut ak population Kaolack kon kooku gañ moom kan la àndal fu mu toll nii. ah déet parce que bu yàggul. Mor Ndiaye Rahma beru na ak ñeneen ñi. mais bu yàggul gis nañ Mariama Sarr def ak ki nga xam ne mooy Ousmane Noël Dieng coalition. non dama ne nag gis nga sa waay xam nga man bugguma nga may tuddal yenn yi. ay def na coalition ak nangam xam nga ay coalition ngalax ak ay coalition mango pàccal ñun nekkuñ ci logique boobu na def sax coalition ak nga xam ne tey moom mooy kooku ñun xoolal mais man dama foogoon ne man lu nekk nga may wax quoi mais ban baromètre ñooñu ban baromètre nga leen mën a nattee non dama lay wax rek ku mosul dem élection da ngay lang ci ginnaaw nit mosoo porter un candidat mosoo dem en tant que leader man Pape Simakha man am naa notion élection dem naa nekk naa le plus jeune coordonnateur d'une coalition. à l'élection présidentielle. Pape Simakha sa dayoo kenn du ko weddi Kaolack. non dama lay wax benn affaire. waaw collectif sàmm suñu démocratie man ak ñoom commando ak jëm gars yi ñoo ko doon piloté. mais gis nañ Kaolack bu mu commencé yëngu. avec seen jeunesse. ñan ñoo ko yëngal. mais on a fait des discours yoo xam ne tey ku ko dégg da nga xam ne ñii mooy loolu. te suñu waxante dégg. fu may wax ak yow fu mu toll nii nit ñi dañoo commencé décourager ci les hommes politiques te ñu wax ko ñu bëgg ko c'est nous qui font le buzz ñun la. parce que dañoo indi beneen révolution dañoo indi beneen taxawin. bi ngeen di ñëw fii amul benn protocole. sama oto maa koy dawal damay dawal maa ngi gaare sama moto fële damay dawal sama moto faalewu ma samay carax laay sol ñëw toog parce que lu may wax. ak message bi may véhiculer loolu la askan bi soxla ay ñoom Che Guevara ay ñoom Fidel Castro ay ñoom Marcus Garvey mais ñooñu soo leen xoolee ay seen beere la ñuy dóor c'était des révolutionnaires lu ñu gëm mooy liggéey tabax dëkk kenn du ko tabax ci folklore ak tey sénégalais man maa ngi nii tekki na mais malheureusement tey su fekkoon ne dañoo nekk dans un état sérieux am na ñu bëri ñu fi def yenn affaires yi heure bi seen place ci kaso bi la war a doon am na ñu nekk prison. comme ñam seen place du foofu mais bëri nañ fi. mais mouvance présidentielle bi ñu ànd ak Macky Sall genn wàll gi yëpp ay sàcc lañ c'est des voleurs de classe exceptionnelle maa ko wax. ku liggéeyul nekkoo DG amoo dara xëy di génne ay billets de banque ay millions di ko distribuer. mais loolu moom métti cette jeunesse bañ génn di rebelle wu mënoo jàng am ses diplômes. yow amoo fooy xëy nga gis koo xam ne da doon tëdd di nelaw. di jaay slip wala ay ngem bu genre yi demee noonu. xëy un beau jour di distribuer ay billets de banque. lii moo koy mën a def soit dañuy sàcc alalu askan bi wa ilaa ñu doon 2 plus góor jigéen. waaw wala ñu nekk ci lu louche non loolu kese yéen a ngi nii da ngeen di liggéey. mais l'argent facile ñu koy am ci loolu kese la soit jaaykatu drogue góor jigéen wala ñu def ay détournement de deniers publics. te loolu. tey am na ñu bëri ñu nekk ci pouvoir bi ànd ak Macky Sall suñu leen saytu woon
genn wàll gi yëpp c'est des voleurs de classe exceptionnelle. sàcc nañ ci suuf si. sàcc nañ ci affaires yi. dañ leen di jox dañ leen di defal budget pour ñu liggéey dëkk bi. ñu def détournement d'objectif. comp ci ab lëf nag jënd ay ceeb ak ay nag ak ay affaires di defar ay affaires di wax social. c'est du n'importe quoi. mais tam Pape Simakha loolu tamit bon am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne tey wax la justifier ko tam day jafe sa dayoo Kaolack ñëpp xam nañ ko parce que waxtu wu Kaolack soxlaa da ngay taxaw génn xeexal ko loolu Saalum Saalum yëpp dañ la koy nangul mais aussi tamit est-ce que duul tam ñi nga xam ne ñoom lan lañ mun a nekk dans le cadre social parce que loolu c'est un budget boo xam ne dañ koy voté mairie ñu gis Mariama Sarr social bi nga xam ne mi ngi koy def te kenn mënu ko nier am na ñu ko tuddee la reine du social Ousmane Noël Dieng parce que ñoom ñaar ñëpp nangu nañ lu ñuy def social Kaolack mbindeef du ko def Kaolack ci côté politique loolu aussi tamit il faut que tam nit ñi nangul leen ko. bon xam nga man maa ngi doon xaar débat bi nga gën ko yéegal quoi man bëgguma ñuy personnaliser ay débat ay diw man nee naa la. am na si ñoo xam ne du man Pape Simakha. ñenn ñi du ma seen alter ego. man bañ naa ba ci débat télévisé dama koy wax gars yi si c'est pas Mariama Sarr du ma toog ak keneen. non man sama principe la. parce que sama dayoo moo toll foofu. kon nag man doo ma wax ak ñoo xam ne ay dañuy lang. duñ ay leader. ku jokk ci leader nekkoo leader. man je suis un leader parce que je suis le coordonnateur national de la plateforme Nay Leer Sénégal. muy benn. di piloter collectif sàmm suñu démocratie. nekk candidat à la mairie de Kaolack. kon tey am na ci ñoo xam ne bu franchement. aw ma benn problème ak ñoom nañ nekk ca lu ñu nekk. mais dañoo tollewul dayoo. parce que man au moins je suis candidat. mais ñoom ñemewuñu wax ne ay candidat lañ parce que Macky Sall moo leen di tàndal candidat. kon ñooñu mënuma wax ak ñoom. même Mariama Sarr sax ñemewul waxaat ne moom candidat la. candidat la ñemewu ko wax. mais man Pape Simakha ñëpp xam nañ ne je suis candidat. Pape Simakha candidat à la mairie de Kaolack. ñu fas élection yi ñu bëri dañoo jàpp ne 2022 la daanaka boo xoolee Kaolack. candidat juróomi candidat ñoo fi taxaw. mun nañ ne Pape Simakha ci la bokk. madame le maire Mariama Sarr. xam nga dañ koy reconduire non moom bokkul. nit ñi dañ koy for ci weewu bëy. non madame le maire elle s'est Mariama auto-exclue non moom bokkul. Modou Ndiaye Rahma présidente Ndiouk Mbaye. Ndiouk Mbaye Serigne Mboup. gis nga nag sa waay nag yow. gis non déet Pape Simakha bu yàq débat bi quoi non sa waay ma wax la benn affaire. non fan nga Pape Simakha élection. non ñoom bi ñu jëm. non dama la ne. Pape Simakha ñooñu puniruñ leen punition boo xam ne war nañ mën a tax. ñàkk non sa waay dama la wax benn affaire. benn set waaw da nga may déglu. Kaolack c'est vrai Kaolack waaw ni nga amee engagement. taxaw ne da ngay dem pour conquérir mairie bu Kaolack jëli ko. ñoom it noonu la ñu am ay engagement. sa waay xam nga sa waay ma wax la benn affaire. mais Ndiouk Mbaye j'ai beaucoup de respect pour te ñoom nga war a jàll sama yaay la non da nga may Ndiouk Mbaye sama yaay la na dem noppale ko ji. xam nga am na si loo xam ne nag nañ waxante dëgg. ñun dañoo soxla lu bees une alternance générationnelle mais Ndiouk depuis ñun boobu juddooguñ ba léegi ngi politique dafa noppaleku. jeunesse bi sax xamuñu ko. ñoom politique bu archaïque boobu loolu c'est révolu. muy benn kooku thèse boobu dañ koy écarter. léegi Serigne Mboup parce que milliardaire la. mais tam am na lu mu fi def lu concret. non dama la non sa waay. tey loo mën a wax tamit sa waay def na fi lu concret. dama ne cœur de ville make business la. business boppam la liggéey boppam la c'est normal. lu ñu rafetlu la. mais nag sa waay Kaolack moo soxlaatul ku ñuy jox chambre de commerce jox la cœur de ville bëgg la joxaat encore mairie ak say démarches mais soxlawuñ loolu dañoo soxla maire boo xam ne fii lay toog luñ ko indil mu signé ko mais koo xam ne dañuy jël bagage yi yëpp ko ci L200 yóbbul ko Dakar pour mu signé ko mais sa waay mais fan lañ jëm. kon yow d'accord non d'accord ma ci loolu non ci li nga xam ne mooy non dama ne la ñoom ñëpp d'accord ma ci xam nga lan moo tax Mariama ci boppam nekk ministre nekk maire du am jotu Kaolack muy benn Serigne Mboup agenda ci boppam talul Kaolack bu boobaa xam na lañ def dañuy joxe Kaolack par procuration keneen lañ fiy bàyyi pour kooku di doxal mais est-ce que Kaolack soxla na loolu waaye tam la wax ci Rahma kan si Rahma tam mi ngi ñëw non dama ne la non Rahma ak Mariama dafa am lu leen lié je pense que waa Kaolack loolu dinañ ci tirer ay conséquences Rahma ak Mariama dafa am lu leen lié mooy l'homme fort de Kaolack dugguma ci l'homme fort de Kaolack mënoo ko xam ne demoo élection mais loolu non sa waay cœur de ville bi non sa waay cœur de ville xaalis la c'est l'argent qui parle c'est l'argent qui parle man tey xam naa ne très bientôt dinaa créer benn agence de location de personnes à Kaolack pour ku bëgg a mobiliser nga ñëw ma loué la mën naa jël kenn saa def ko sama chargé de com parce que Kaolack looloo fi gën a dox loué nit rek la ñuy def man agence de location de nit dinaa ko créer Kaolack parce que ñoom ci loolu lañ nekk logique boobu
ku bëgg a feesal stade mu ñëw ngeen waxaale juboo nga duyal ko ay kaas ñu dem ñu tàcc ko ñu pare mu jeex loolu fa am. loolu moo fa am loolu nekkul gis nga politique bu njëkk ba nga xam ne da ngay am ay comité am ay section am ay coordination jamonoy parti socialiste ak PDS nu ñu amee ay base mais ñeneen ñëpp amuñ ko c'est-à-dire taf yëngal les mêmes militants yuy dem ci Mon Yaay Rahma ñooy dem ci Serigne Mboup ñooy dem ci keneen mbubu rek la ñuy changé mbubu kese dafa am un jour ma gis benn waay ma dem Kaolack 2014 fekk Gédel invité woon ma reer ñu dem toog di reer nii di waxtaan. am ay groupe femmes yu fa ñëw. ma jóge fa amoon gan bu ma logé woon hôtel Le Relais. ma dem toog gis El Hadj Diouf di génn toog xam nga comme sama xaritu papa la mon fils ñu yooyu. man daal dama toog maa ngi ànd ak rakk Gédel bi ma jékki rek ma gis mairie di wàccee seen kaala yi. ndekete ñoom ñoo demoon ci Gédel ne ko yow lañ gëm yow la ñuy àndal ba pare xoolal ñoom ñëpp di muuru. xam nga soo xoolee ci loolu rek. doo am benn baromètre booy mun a nattee nit ñi. effectivement. kon dama la mën a wax ne. élection dafa nekk lu doy waar. dajale stade mu fees wala cœur de ville mu fees. celui qui a l'argent mobilise. soo amulee xaalis te nga am mbooloo mais nit ñi doo leen yenn yóbbu leen xanaa. foog nga yóbbu leen ci kaar yóbbu leen. kon dama la bëgg a xamal ne lu ñuy def noonu. taf yëngal la. gars yi su ñu def mobilisation dañuy dem fekk groupement de famille. jox leen ay 100 000 150 000 commencé leen nax ne leen waaw kat après dinañ leen financé ñoom benn kàddu boobu la ñu am parce que amuñ xam-xam. loolu lañ leen di naxee. ne leen nag léegi am nañ programme ñëw leen femmes yi dajaloo ñëw lu ma lay wax nii lu ma xam la. xam naa pouvoir bi xam naa opposition bi xam naa société civile. parce que fépp fréquenté naa fa. te fépp leader laa fa. donc di wax na tey ci loolu soo xoolee. dafay nekk loo xam ne ñu fi nekk nii ñëpp ci biir APR. ba si ñu ñuy décroché. ñoom yokkuñu de. diw day jóge ci Mariama Sarr dem ci Modou Ndiaye Rahma. kii jóge ci Modou Ndiaye Rahma dem ci Pape Demba Bitèye. kii jóge ci Bitèye dem ci kii Mounirou jóge ci diw dem ci diw ñoom ci loolu lañ nekk yokkuñu. loolu la ñuy wax du sur place maanaam dañuy tourner au rond rek. mosoo dégg ku nekk ci opposition bi ku am dayoo koo xam ne dem na rejoindre ñi nga xam ne ñoo fi nekk. lan ngay dégg diw de bàyyi na Mariama Sarr dem na ci Modou Ndiaye. diw dem na mais finalement ñoom kan lañ yëpp. au finish kan lañ yàpp dañuy toxu rek dañuy génn ci néeg bi dugg ci néeg bi génn ci néeg bi dugg ci biir néeg bi ñoom massifié wu. ñu ñëw tamit ak yow dikk ak yow dans le cadre social li nga xam ne yaa ngi koy def sa quartier bii di Kasnack parce que tey groupement de famille ak association de jeunes yi miin nañ la. yàgg nga leen kaasal yemoo ci loolu da ngay jël seen alal jox leen yemoo ci loolu da nga leen orienté dans le développement pour que ñuy mun di intégrer di participer ci li nga xam ne mooy doxalinu dëkk bi relation humaine boobu nga am ko ñoom ak dans le cadre politique. dañ bëggoon nga expliquer ñu par rapport ak loolu. waaw mais xam nga dama nekk nit ñi ma nawloo leen. juddoo fi màggandoor ak ñoom. di leen tenir nag un langage de vérité. lépp loo xam ne mi ngi xew fii ci koñ bi man Kasnack fii laa ko njëkkee. tey soo demee ci ginnaaw nii soo leen jàddee rek am na mbedd boo xam ne moo jëm kër Madiène Diouf dégg la doon def. maa ko defar. am na mosquée bu nekk ci ginnaaw fële. foofu yëpp maa ko remblé. marché bu ndaw mbalit ma fa nekkoon ak fu doon taa ci ginnaaw yëpp maa ko defar. ma ñëw Ocass encore maa ko defar. mosquée sëñ Sam Fall noonu. ak ñaata jeune bu may nekk ci pouvoir bi ñoo xam ne utal naa leen liggéey embauchement. ak loo xam ne sama poste laa ko génne di ci jàppale nit ñi te du ma ko wax. nee naa la. nit ku nekk nu mu mel lay defee politique. su fekkee ne nag yow ci affaire xumbeel ak yooyu wala ci ne nga juddoo noonu nga koy defee. tàccu tànn beer ndaga war mbi dajale ay xeesalkat. xam nga ay góor jigéen. ay sabar ay nangam. ay jigéen yi amul kilifa man nekkuma ci logique boobu. ñu may àndal man dama leen di tàggat. jigéen ñu may àndal dama leen di tàggat dama leen di former. seen jëkkër yi am confiance ci man. ba 5 heures du matin sax. mun nañ ànd ak man. parce que ci lu jub ci lu dëggu loolu laay dox ak ñoom. doxuma ci lenn lu ñàkk fayda. wala di nekk ci yenn affaires yi nga xam ne politique dafa salté ba nga xam ne. ñenn ñi sax am na ñu bëri bëgguñ seen rakk wala seen jabar di leen topp. parce que ñëpp xam nañ nu ñuy def. nu ñuy def parce que nu ñu ko defee dara setu ci. dara setu ci. kon man pour man. dama jàpp ne politique bi. beneen doxalin beneen. taxawin lañu war a am. beneen vision. ñun lu ñu tax a jóg mooy conscientiser nit ñi. sensibiliser la jeunesse. fexe ba nga xam ne tey politique mu nekk anam boo xam ne da nga koy def pour jëriñ askan bi.
mu nekk politique boo xam ne. bu ñu jëm a tabax beneen Kaolack bu bees. beneen doxalin bu bees. beneen gis-gis bu bees. ba ci biir mairie bu Kaolack. loolu nag suñ koy wax. il faut que ñu changer façon ba nga xam ne moom la ñu doxee maanaam système bi. comme ni koy Sonko di waxee système bi. mais suñu wax système bi nag mënoo ko combattre te duggoo ci système bi. pour combattre un système. il faut être dans le système. pour combattre le système. kon ñun tey am na loo xam ne jàng nañ ko. te xam nañ ne tey Kaolack. ay doomam. bëri nañ fi ñoo xam ne war nañ ko mën a defar. tabax dëkk bi. te Kaolack jafewul defar. mais malheureusement. dañoo am ay nit yoo xam ne. dañu dundee Kaolack mais dundaluñ Kaolack. lu ñuy def yëpp mooy pour que ñu gis leen ñu am ci nombal tànk suñ paree dem tëdd Ndakaaru benn événement yow ñu comp as lëf ne miskin ni xaar ñu ñëw sarax leen. loolu dafa war a jeex. politique pour man. dañuy war a ànd pour tabax defar. mais su fekkee ne politique lépp dafay limité wu social. mais loolu moo nekk ne yéen bëggoon leen nit ñi avancé. may nit ki jën jàngal ko napp. mais ñëw di indi ay ndawal mel ni nit ñi xiif. ay maa ngi def ndogu mel ni les Kaolack waa ont faim. ñoom nañu respecté sax dañu war a respecté doomu aadama yi. su may toog may dégg ne tel leader de mi ngi éviter ay ndogu maa ngi koy xool teere Kaolack bi am ñuy commandé foofu bëgguñu on n'a pas faim mais nit ñi duñ ay miskin. nañ respecté nit ñi kuy joxe benn saaku suukar kilo suukar di filmer nit ñi mais fu ñu teg loolu man loolu dama ko naqarlu ba ci kanamu yàlla gaw ma ko. gaw ma loolu. nit ki du ngay seq ak nit. vraiment ci weeru koor mu nekk lu sell ngay jaamu yàlla aajuwul di jël ay nit di leen teg di leen filmer Sénégal yëpp xam nañ ne kii kat dem na ñu may ko ñaari kilo suukar wala ñaari kilo nangam donc il faut que loolu aussi ñu bàyyi ko. mais dañoo xiifal nit ñi. sonal nit ñi ba pare. léegi nag di leen ger ça se comprend. parce que dëkk bi dafa métti. te nit ñi sonn nañ. loolu message boobu la président Macky Sall. moom la ko jeunesse bi lancé. ba muy ne yéen ndaw ñi dégg nañ man du ma sonkis. mais dañuy défendre ay principes. dañuy xeex pour la bonne gouvernance dañuy xeex pour l'injustice parce que lu daloon Sonko. mun na ma dal mun na la dal mun na dal kii. donc moo tax ñun ñëpp ñu jóg taxaw xeex loolu. te Kaolack ñëpp dañu doon wax ne Kaolack est une ville passive. mais gis nañ ni ñoom Pape Simakha bu ñu taxawee mais ñu dañoo yëngal Kaolack. moment boobu ñoom anañu. ñi ngay wax ne ñoom ñooy yëngal Kaolack ñoom ñëpp dañoo waaf. dañoo daw sax ñemoon ca xand Kaolack. parce que ñu ngi doon xalaat ay représailles yu am. ñoom ñëpp a daw. kon yéen journalistes yi wax leen loolu. ñoom anañu taxaw événement yi da nga leen dégg. ñun ñoo appauvant di dox ñun ñu neexee ci dëkk bi. ñu bàyyi nag ba xalif bi wax. ban delloowaat Macky Sall nguur gi parce que Macky Sall pertoon na ko ba pare de. le 8 mars bi non nguur gi rëccoon na Macky. rëccoon na ko. responsable yëpp daw ñi fay seen téléphone ñi génn ñi dem tëdd sali mais gisoo fi kenn ñu doon boo di mbépp fii kaw la gisoo fi kenn. tey nag ñuy ñëw di oote meeting di wax ne Macky Sall mooy seen candidat 2024. donc bu ñu demee ba nga xam ne tey ci événement yi ak ñun position bu ñu am ba taxawal collectif sàmm suñu démocratie ñu ànd seeg la kii plateforme Nay Leer Sénégal ba nga xam ne moom laa jiitee ànd ci ak underground à l'honneur mooy ñoom commando Baye Y'en a marre bu ñoom Gadiaga ànd ci ak PS des valeurs bu Jokkel ñoom Ndeye Fatou Niang bu AJ ak mouvement dafa doy Kaolack va mal bu ñoom Farxa Kaolack waa bu ñoom Baye Diawara ak kii comment dire Fra France dégage donc ñoom ñëpp ak ñun ànd nañ ci combat bi ak ñoom Ablaye Diallo bu Pérez mu nekk combat boo xam ne ak waa Pastef yi voilà ñu piloté ko te ñëpp dañ doon wax ne Kaolack mosuñ fa teg dara loo xam ne ci opposition bi la dafay dëgër mais boobu dañ ko teg parce que y a des gens yi nga xam ne vraiment donc am nañ conviction am nañ gëm-gëm am nañ taxawaay ci seen dëkk ñu porté combat bi suñu conférence de presse bu ñu defoon à professe fii mais boobu moo gësam booboo yëngal gësam dañ ko def te Kaolack kenn mosu woon dégg ay événement dëkk yëpp ñoom dañ doon wax ne les responsables de l'APR dañ doon wax ne ñoom maîtriser nañ Kaolack mais boobu dañoo jóg ñu gis Kaolack commencé di boy fu ne jour buy affaire doon boy jour boobu maa ngi doon def point de presse ak ñoom RFM ak yeneen yëpp di tàngal le lendemain seen réunion ñoom ci kaw lañ ko defee pour xool bopp yi ñu war a dagg muy man commando Gadiaga këram lañ ko fekk buñ jàppee Gadiaga man la veille xamoon naa ne man gars yi dinañ ñëw pour arrêter ñu
parce que nag je suis informé. gars yi oo nañ ma depuis palais. ne ma Pape Simakha man bu ko wax kenn mais soo xëyee suba teel génnal sa kër parce que gars yi dina ñëw jël si la man xamoon naa ko. ma wax sama waa kër yëpp psychologiquement ma préparé leen ne leen nag ah jàpp leen ne moom gars yi ñu ngi suñu kaw. ci laa oo commando ne ko génnal sa kër. commando maa ko woo de ne ko génnal sa kër utal feneen foo dem. di oo Gajaga jotuma ko ndekete gars yi dem nañ kër Gajaga ba fekk ko fa. donc jëli Gajaga yóbbu papam dem di ko seeti ak ñaari doomam ñu jàpp papam teg ko ba mu jaaxle jël otoom immobilisé ko. léegi man mooy toog maa ngi jokkoo ak gars yi au téléphone. mais dama jàpp ne mënoo di piloter mbir ak ay nit. ñu jàpp leen ba pare yow ngay waafale ngay làqatu. je ne le ferai jamais. man je ne suis pas un traître je suis un vrai combattant. fu ma nekkoon doon piloter gars yi di xool situation beeg yooyu maa taal sama oto ñëw ba sama kër gaare oto bi jour vendredi la. comme tey simmi yëre olof bu ma soloon sol sama jean sol samay training sol sama Lacoste ak sama cap gaare sama oto jël Jakarta. ne ko nañ dem ma ooñam Cheikh Babacar ak ñoom Moussa ne leen nañ dajee ñaari tali damay tenir un point de presse foofu pour ñu libérer ñoom Gajaga ak papam immédiatement sans condition. ndekete bu ñuy ñëw di taxaw foofu ndekete gars yi ñu ngi ñuy wër ci la am benn RG bu ñëw taxaw noonu. bu mu ñëwee kii ma xàmmee ko Cheikh Babacar a ngi taxaw ma ne ko Cheikh mu ne ma gars yi mu ne ma ne leen nañ avancé comme kenn la woon te ñun groupe lañ woon. te tenue de combat lañ soloon. ñemewuñu woon affronté ci lañ déplacé wu. ñu dem ci julleekaay ba. ma def suñ point de presse dal ci kaw gars yi ba fanaan fa. bu ñuy wëññeeku ma commando bàyyi. comme man sama oto dama ko gaare woon. ci daa dugg ci bitik ñu jënd suñu boisson te suñu canette di naan ndekete moom téléphone am moom la gars yi tracé moom la gars yi localisé. bu ñuy tourné ci la ñu gars yi fekk foofu yëg si Jakarta benn boy rasta ak yeneen yi ak seen auto police bi ñu ñëw taxaw commando bëgg a effacé wu ma ñëw kii booy na ma non monté ma ne ko man je ne monte pas. lu xew mu ne ma non di nga yéeg ma ne ko du ma yéeg est-ce que da nga am mandat d'amener mu ne ma non commissaire moom moo la soxla ma ne ko soxla par rapport ak lan mais bu leen ma laal ñu yéeg commando doon kii ñu torturé commando dañ ko doon dóor sama kanam ba gaañ ko ci faar bi ma ne ko bu leen ko lal keneen ki comme xam na ma ne non bu leen ko kii c'est un grand politicien bu leen ko laal lu may wax nii ñoom ñoo ko wax commando ñu fa woon ñu dem te avant boobu le commissaire chaque jour daf ma doon woo chaque jour daf ma doon woo ci situation beeg affaire yi demee noonu guddi gum ba mujjee oo lu ma ko tontu moom dégg na ko moom xam na ko man xam naa ko mu ne ma waa Pape Simakha yéen a ngi kii dëkk bi fii voilà nanga ma ne ñun on peut pas maîtriser tout le monde man sama bopp laa mën a gérer ak groupe bu may àndal keneen kuy def leneen aussi ñoom la engagé xam nga man Pape Simakha kenn du ma gis may taal du ma ko def parce que ñëpp xam nañ ma te bëggu naa jël mairie bu Kaolack te bëgguma hérité loo xam ne dafa yàqu kon nag man du ma yàq dëkk bi te Kaolack yàqu na ba pare donc ci loolu ñu dem teg ñu ba ngu jaaxle ma fekk fa ñoom jokkeel ak yooyu ba ay 19h ñu foog ne affaire bi bon benn garde à vue la nii rek pour situation yi calmé wu parce que dëkk bi mu ngi doon yëngu ah mais quelque temps après gars yi jóg nañu ok dugg leen ci grille bi man ak ñoom Gajaga def tànki neen ñu monété ñu dugal ñu quelque temps après encore ñu génneewaat ñu fekk ñi ngi doon xaar le ministre de l'intérieur doon def discours bu mooy discours am bu bon boobu mu def noonu doon wax ne affaire yi ay forces occultes ak ay terroristes ak affaire yi demee noonu ñoom nag bu ñu déggee loolu nag ñu ne kon nag xaaral ñu changé gars yi ci la ñu jël génn fa ci la ñu fekkaat foofu monété ñu def ñu tànk neen dugalaat ñu si biir ñu fanaan fa ñu foog ne kat dinañ fa def samedi bi peut-être dinañ ñu bàyyi gars yi téewaat ñu foofu ba pare lu ci gën a yéeme mooy di ñu entendre séparément di ñu laaj ñun ci ban xeet lañ bokk central ñu laaj ñoom ñu ñuy laaj ñun ban xeet lañ bokk mais où va ce pays ban xeet lañ bokk ba pare di ñu laaj pour lu ñuy bind ci procès verbal yi mais lu ñu wax ak ñun lu ñu bind c'est diamétralement opposé
ñu pare encore jël commando bàyyi maanaam nii la ñu doon def ba ay 2 heures du matin dañuy owaat dañuy entendre 3 jours mënuñ pare suñuy PV ñu njëkk ñu chargé appel à l'insurrection, trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée, confisquer suñuy téléphone di fouiller di yónnee suñuy élément parce que dafa am benn groupe WhatsApp boo xam ne dañ ko créé woon tuddee ko cellule d'urgence ñuy jéem a xool naka la ñuy jéemee piéger suñu yenn gars yi ndax dinañ leen jàpp mais tu te rends compte dans un état sérieux naka ngay jàppee nit ba pare di ut information ci moom ñun dañuy jàpp ba pare dañu jàpp di ut preuve arrestation préventive arbitraire teguñ ko fenn te suñu téléphone di xool mais du yoon ñu pare ci loolu bu ñuy war a def ñu toog ba ay kii bi comment dire dimanche bi parce que vendredi samedi dimanche 2 heures du matin ñu ñëw ñëw fekk ju ci gris bi indil ñu suñu presse kii PV yi nañu signaler ñu ne leen ñun on signe pas mais bu ñu liiree xam nga lu ñu bindal association de malfaiteurs trouble à l'ordre public appel à l'insurrection participation à une manifestation non autorisée complot sur un groupe WhatsApp 5 chefs d'inculpation yooyu moom sooy tëdd lu gën a tuuti dina nekk 6 mois ba 1 an pour yàq suñu casier judiciaire ba pare nag ñu ñëw ñu ne leen signé wuñ gars yi dem yéeg gisante ak seen kilifa wax ñu xam ne ñun duñ signé lii léegi ñu xam ne signé wuñ te mënuñu téye garde à vue 3 jours donc il faut que ñu déféré ñu il faut que ñu yóbbu ñu parquet le matin waa police scientifique ñëw jël si ñu monité ñu ñaar par ñaar ñu dem ñu wàcc ci suuf ci seen kii boobu police scientifique bi jël ay ardoise bind ci Pape Simakha association de malfaiteurs nangam jël ardoise yi tegal ñu ko suñu mbagg ñu ñuy photo comme li ngay gis ci film yi ce n'est jamais vu moo tax cette police là dañ ko war a réformer xoolaat ko yooyu man ci film yi laa ko doon gis ci ay criminels mais ñoo xam ne dañuy xeex suñu àq ak suñu yelleef ñuy xeex pour la bonne gouvernance la transparence l'injustice ñu jël ay ardoise tegal ñu ko ba pare dañuy photo tànki neen ba pare ñuy jaabante ci wetu ñooñu di defar seen passeport et carte d'identité parce que ci banc boobu ñëpp foofu la ñuy toog ñu monité ñu ñaar par ñaar def tànki neen di doon ñu pare dugal ñu si biir yóbbu ñu parquet bu ñu demee parquet ba ñuy dugal ci seen kaaf bi li ñu njëkk a def mooy rangale ñëpp déshabillez-vous simmeeku leen taati neen yaramu neen sauf maa Gajaga lañ bàyyee caleçon ba pare ñu ne la juutul nga juutu ñuy xool sa taat yi saqatal imaginel Gajaga ak rakkam yow ak sa rakk ñu ne leen futti taati neen yaramu neen amul mag amul paa ñu dem jàkkaarloog procureur entendre ñu libéré Jokkel bàyyi Ndeye Fatou pour mu ñëw ak convocation après ñun ñu dooñu mandat dépôt 18 heures lañ jógee tribunal daal di dem camp pénal dañuy agsi foofu sarax ñu ne Gajaga taxawal na le gàddu ciseau xuuf bopp bi def ko comme ginaaru fildu ma ginaar yooyu seen karaw yi di suqatiku noonu gaa dañ ko suqi c'est anormal nit koo xam ne condamné wuñ ko mandat dépôt koo xam ne pièce d'identité yëpp pièce am yëpp ay loxam ñoo ci nekk affaire bu banal bu ñàkk fayda sans preuve ngeen dagg ay rastam ñu parewaat ci loolu encore bu ñu dugg ci cour bi ñu dem weer ñu ci miir bi si meeku leen déshabillez-vous encore taati neen yaramu neen gars yi si meeku taati neen ñu ne la juutul ay booy yu ndaw ñoom ñooy xool sa taat yi ñenn ñi di taf seen bagage yi ñu la yow toppal fii ak sa sulu bu ndaw bi yow da ngay am da ngay kii xam nga yooyu mooy maanaam da ngay xotti orma doomu aadama yooyu ay genre intimidation la ay jéem a tuutil nit la te fu Sénégal toll ñu ne Sénégal c'est un pays émergent kon waroon nañ dépasser stade bi dëkk yu développé yëpp ay laser la ñuy yore soo ñëwee toog ñu xam lépp loo xam ne bokkul sa yaram mais xool doomu aadama
ak nu ko yàlla cëralee. defu ko mala defu ko dara nga futti ko taati neen yaramu neen. ba pare ne ko juutul. saqatal onkol. xoolal mais lu ñaaw la. loolu war nañ ko xoolaat. loolu lu ñaaw la foofu la ñuy ndarkepe suñu émission di leen jox rendez-vous ci yeneen numéro ma bàyyi leen ak seen sista Kenza. merci beaucoup Pape Ndour di ko kontaanee lu bëree bëri j'espère que rek ni kontaan ngeen bu baax a baax ci waxtaan bu mu sekk ak ki nga xam te moo di Pape Simakha Pape Simakha ñu seet si la nag émission Ndogu avec ci weeru koor bi ñu bëgg a xam rek nan ngay dundee koor gi nan ngay wooree. bon xanaa comme ni koy ñëpp di dundee mais malheureusement dama am ngànt dama am ulcère man du may woor. yow ñan ñu lay simmi. non man du may woor parce que su ma ko mënoon def ko. ndeysaan. voilà mais soo ko mënulee aussi yàlla teggil na la ko. c'est vrai. te toog seen caméra bi fii di wax ne maa ngi def lii te defuma ko ci weer bu sell bi mooy nax sama bopp. mais nag sama wareef mooy loo xam ne man dañ ma ko waroon teg bés bu yàlla sàkk dinaa gis ku ko yelloo ma jox ko man donc loolu mooy sama wareef tey di wax ne nekkul sama coobare su ma ko mënoon def ko parce que ñëpp xam nañ ne ci weer bu sell la te dafa bokk ci les piliers de l'islam. c'est vrai. mais nag yàlla moo ko wax ne ku am ngànt teggal na la ko te malgré teggal na ma ko mais lépp loo xam ne rek war na ci loo xam ne moom ngay war a teg pour compenser ko maa ngi koy def voilà di ko dund nag mu nekk weer bu sell di si jéggalu tamit ñëpp parce que des fois suñuy kàddu du neex parce que lépp ci kàddu du dëgg la des fois di nga wax mbir fekk ne am na ñoo xam ne daf leen di offensé donc ci weer bu tedd bi bu sell bi donc dañ ci baalu ñëpp te xam ne wax moo metti waaw lépp mënul baax à 100% donc di ci baalu ñëpp ci weer bi di baal àqu ñëpp aussi. ñëpp àq ñun tamit ñu ngi lay baal Kaolack TV nekk Kaolack télé bu nekk Kaolack télé bu bees émission bi di Ndogu avec bokk ci première émission yi noo gisee Kaolack TV. bon télévision bu baax la parce que déjà tur bi ci boppam dafa wuyu télé bi Kaolack TV. luñ doon yàgg ñaan la pour mu ñëw ci Kaolack. mbëbët bu yàggoon nekk ci Kaolack waaye. tey su fi amee. contentement lañ ci mun a am ba pare di ñaanal borom télé bi xaw ma turam nag di ko ñaanal yàlla yokk télé bi yéen ñi fi nekk yëpp ngeen am ci promotion yu kawe. man en ce qui me concerne kooku ñëpp xam nañ ko ci man mooy man ak la presse man du ma daw la presse xanaa ma am empêchement ma am ngànt sama cadre liggéey wala nekkuma kaw la parce que des fois nag damay chargé wu trop mais man musuma daw presse musuma jox rendez-vous ma faussé ko quel que soit alpha te ku may defal débat man du ma gërëm du ma tàggaate du ma nekk di wax lu ma gëmul je dis ce que je pense luy nit ñi di wax ci du ma daal ci suuf moom laay wax ci kaw maanaam ci loolu dafa bokk ci li nga xam ne tey askan bi loolu la ñuy xaar te dafay gën a jox crédibilité aussi presse bi parce que nit su amul xam-xam day wax ay waxu kajaw loo xam ne amul sens nit ñi suñ koy seetaan sax mais dañ koy zappé parce que fu mu toll nii dëkk bi nit ñi dañoo soxla ay idées yoo xam ne dafay développer dëkk bi soxla loo xam ne aussi maanaam njëriñ lay doon pour ñëpp wax moom su mënul njëriñ rek doon safaan te yàlla nañu yàlla musal ci wax joo xam ne safaan lay doon kon ñun lépp lu ñu dox rek mooy luy njëriñ askan bi di leen ñaanal yow aussi fii ak weeru koor bi di ñëw au moins nga am alaaji comme nee nga sànq da nga am ay àndandoo man nag damay gisaane voilà donc su ko defee soo ñëwee rek moom nga daal di koy faj moo xoolal la rek luñ ci war a def léegi alaaji Pape Simakha la alaaji Pape Simakha macha allah votre mot de la fin. bon di remercier waa Kaolack di remercier sama plateforme nay leer ñëpp di ko jaare ci la présidente Mame Diarra Thioune responsable de jeunes Khadiba Kati Simakha Assou Sène ñoom Ngone ñoom Ami Thiam ñoom Neexaan ñoom Kiné Sène Naatu Raki Cheikh Seck l'infatigable ñoom Koumba Nama Wan Thiam waa El Paso mooy suñu grand place bi
ci ginnaaw sama yaay sama papa ak sama soxna Fatou Ndaw bébé Khadija ak bébé Aïda. merci voilà di leen remercier bu baax. jaajëf merci beaucoup yéen ñi nga xamante ne rek booba tey yéen a ngi toog jàkkaarloog ñun du ñu seetaan sur Kaolack TV merci beaucoup c'était un immense plaisir man Sister Kenza saa su nekk rek di leen présenter émission bi di Ndogu avec di leen jox rendez-vous à demain incha allah même heure merci beaucoup.